ngir yombalal leen ngeen mën di jot information bu wér te wóor ci anam yu mu gën a gaawee loolu tax na Sénégal Actu gën a joyantiwaat application bii di Sénégal Actu ngeen mën ko télécharger ci Google Play wala Play Store rek xibaar dootu la rawati di nga bokk ci ñu koy njëkk a am mën a bouger ak moom en toute liberté ndax rek mooy application bu lay informer lu jëm ci wàllum économique politique santé culture sport people maanaam daal bàyyiwul dara application bii télécharger ko daal mooy lu wóor. di leen nuyu bu baax fii ci seen site senegalactu.com mbokki Sénégal tey nag yaakaar naa ni ñu xoolante ci ay bët te waxante dëgg dafa jot ndax luy raam ci ñag ba la jëm te bu fa amee kër du fa gaaw a jóge mu nekk benn jàngoro boo xamante ni jaaxal na képp ku nekk ci àdduna bi jamono ji ñu naan ko coronavirus tey bu ngeen xoolee réew mi nga xamante ni fa la bàyyi ko muy Chine Italie Espagne France États-Unis fenn desul man nag dama yaakaar ni sama réew buy xamante ni moom la ñuy dippee réewu Sénégal dañoo jël mbir mi mel ni askan wi ku koy soofantal waaye xamuñu danger yi ci nekk te bu ñu demee ba Sénégal ba France ne dañuy dakkal lépp luy jëm ci wàllum njàng lu ko dalee ci crèche ba ci université yëpp la ñuy tëj Italie def lu ñu mel ñu ne lépp li nga xamante ni rassemblement la wala ay dox yoo xamante ne amul bopp amul genn dañ koy dakkal ndax feebar bi doomu jàngoro lu muy duggee ci nit moo gaaw wàllante bi dafa gaaw en espace de 24 heures mën na ci wàllu plus de 500 personnes keroog ba premier cas bi feeñee Sénégal fii laa def benn vidéo mën naa wax ni maa ko njëkk a taxaw keroog wax ko du nekk nag dégg naa ko waaye man su ma jàppee ni man maa nekk ci dëgg kenn mënu maa tere wax li nga xamante ne man moom laa xalaat wala muy dëgg ci man du ñuy wax rek ku wal xaq wala kaana muran ndaxte ñun réew mu ñàkk lañu amuñu doole bu ñu fajee yenn mala dafa déjà sax bu dara xewul sax da ngay feebar ñu am problème pour faj la assortiment loo xamante mën naa tëral lu toll ay junni doomi aadama fagaru moo gën faju ci laa taxaw ma ni lépp li nga xamante ni manifestation la rassemblement dañ ko war a dakkal ci réew mi te du kenn nag koo xamante ne ñoo ko mën a def lu dul autorité yi dalee ko ci le président de la république jaar ci ministre de l'intérieur ñoom ñoo waroon a jël seeni responsabilité makkatal mukaram nga xamante ne tey jii ñëpp xam nañu lu yàlla wax ci aaj dem ba jël ab surat dippee ko mu bokk ci ponk ci l'islam ci juróomi ponk l'islam mu bokk ci Makka bu ñu nee ba jël seen décision Maroc Fès bu ñu nee ba jël seen décision Sénégal nag suñu autorité taxaw ne ñoom mënuñoo taxaw jël seen responsabilité reporter lépp luy événement religieux ci réew mi ndax rek manque de courage nga leen waxante dëgg ñëpp xam nañu tey jii cofeel bu sénégalais yi am ci suñu maam yu baax yooyu ñëpp xam nañ ni gëm-gëm ak bëgg bu ñu leen bëgg bu événement amul sax du ñu dëkk si di leen ñaanal ndax lu baax lu ñuy def ci réew mi yaa xayti mala gëm naa ni ñoom bu ñu fekke woon jamono ji sax ñoom ñooy njëkk a taxaw wax ni ne leen dakkal lépp lu jëm ci wàllum ci xeetu événement yi mel yu ni mel mais nag Serigne Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér dëgg la lu mu joxe xeebuñu ko lu baax la ci mim réew ndax kuy jàppale askan wi la waaye Mbacké bala ay sax boo ñu wonoon bunt bi ne tey màggalu Kazu Rajab bii na leen ko reporté ne leen juste rek def benn cérémonie officielle te ku nekk fi nga nekk sa kër nañu ñaanal Serigne Fallou yàlla yokk leeram ndax bu dul màggal sax nit ñaa ngi koy def
appel Maam Limaamu Laay ñu def la même chose Dakar Médina Gounass ñu def la même chose ziar annuel ñu def la même chose lépp li nga xam ne dafay regrouper ay centaines et des centaines de mille de personnes loolu dañ ko war a dakkal ci mim réew pour l'intérêt des Sénégalais ndax santé mooy priorité lépp loo gis santé mooy priorité tey bu ñu amulee santé bu sëriñ ki wootee duñ ko mën a wuyu bu ñu amulee santé duñu mën a liggéey pour mën a jox sëriñ bi adiya bu ñu amulee santé bu ñu woowee ci waar ba duñ ko mën a def donc santé mooy priorité ne serait-ce que sax pour santé kilifa diine yi ndax ñaata junniy nit ñoo ñëw taxaw jël di ko jox loxo di ko ziar déjà loolu rek war na mën a tax ñu fànk lu ñu mel donc les autorités sénégalaises muy le président de la République muy le ministre de l'Intérieur pour l'intérêt des khalifes généraux reporter leen lépp luy événement religieux ci mim réew pour l'intérêt de la population sénégalaise reporter leen lépp luy événement religieux Sénégal ba ci défilé 4 avril bi je vois pas l'intérêt kenn gisul intérêt bi reporter ziara annuel wala reporter gàmmu wala màggal du wàññi dara ci cofeel bu nit ñi am ci kilifa diine yooyu du wàññi dara ci gëm-gëm bu ñu am si ñoom du tey fu Sénégal nekk yaa ngi taxaw di leen ñaanal Italie benn cas la commencé kenn ku jóge woon Chine moo ñëw léegi dépassé nañ les 12 000 personnes ñu ko am léegi ñu ne dinañ dépensé 25 milliards pour rek mën a taxaw jël nit ñi en charge fan la Sénégal di jëlee loolu bu ñu fa toll ñaanu ma ko yaay yàlla bu mu am mooy suñuy budget pendant 5 ans suñuy budget national pendant 5 ans France ñaari benn cas la ñu commencé ñu koy compter 8 jékki-jékki 100 ba ñu ngi ci presque léegi ñu yegg 2000 et quelques ñu dem ba championnat bi arrêté nañu ko football bi arrêté nañu ko wala bu match amee it à huis clos lay nekk maanaam lu kenn dul fekkee école yi tëj nañu ko ba fi nekk ni nit ñi ku nekk yaa ngi def sa ravitaillement ndax mën nañ jóg du jour au lendemain ñu tëj commerce yi parce que bëggatuñu nit ñi di jaxasoo ñun nag danger boobu la ñu xamul ñun Sénégal danger boobu la ñu xamul nañu wàññi joxante loxo yi nañu wàññi rassemblement yi combat de lutte yi nañ leen arrêté manifestation yi nii nañ leen arrêté te loolu il faut que nag état bi jël ay responsabilité am leen courage taxaw wax loolu parce que tamit même la presse aussi am nañ ci rôle ndaxte dëmb ba Serigne Bass Abdoul Khadre taxaw di wax gis naa ay ñoom Alassane Samba Diop ñëpp nekk ci studio pendant ba minuit ñu ngi ci studio yi donc lenn lañ doon xaar ci discours bi mooy kan Serigne bi kat jël na décision reporter na lii di màggalu Kazu Rajab bi te waxuñu ko te kenn amul audace taxaw nga ni kat wax dëgg yàlla lii ak lii bu ko Serigne bi waxoon mooy gën ci réew mi loolu mooy gën mooy l'intérêt national parce que tamit il faut que tamit réew mi bu ñu bëggee ñuy avancer il faut que tamit ñuy mën di waxante dëgg Sénégal fi mu nekk nii dafa toll ci situation bu grave boo xamante ne yéen seen bopp moo leen ko imaginer bés bu ngeen xamoon danger bi ñun ñu koy dund tous les jours ñun ñuy jot information yi tous les jours ñun xam nañ risque bi nga xamante ne tey jii lii bu walawee risque bu mën a jàngoro bu mën a indi Sénégal il faut que ñu jël les mesures dès maintenant ba ci biir bus yi transport yi sax mën nañu ko xool naka lañ ko war mën a defee am na nombre boo xam bu fa yeggee bus bi dootul jëlati kenn pour bañ a éviter tànqaloo yi ci biir surcharge yi adduna bi fi nekk ni ñoo am problème pour résoudre cas bi moo tax nag il faut que Macky Sall jël ay responsabilités booy jiite bul nangu bul ragal ku la mere parce que tamit lii bu ñëwee yéen ciy sonn te gis ngeen tey ci Sénégal côté sensibilisation bi dafa des nit ñi woy raxasu leen d'accord raxasu leen mais am na loo xamante ne tey moo koy waral joxante loxo yi xew yi événement religieux yi sport bi
lépp lu nga xam dafay dajale ay nit loolu dañ ko war di éviter jamono ji ñun réew mu ñàkk doole réew mu ñàkk lañu même bu jëree sax immigré yi nga xam dañu jugee muy xam Italie wala Espagne wala France waxuma la ñëw aéroport ñu taxaw testé la xool na am nga am sa yaram tàng na wala déet nañuy def ay analyse avant ñëw wàcci ku wàcci nga wone sa bulletin d'analyse ñu xamal ne yow kat amoo doomu jàngoro bi ñu naan coronavirus ñu ne doog a accepté nga dugg loolu boo ko defoon tey képp kuy avant ngay voyager di nga dem si sa médecin ñu defal la analyse ñu xamal ne yow amoo doomu jàngoro ngay doog a voyager def leen ko ngir seen intérêt réew parce que réew mu ñàkk ngeen am parce que tey ki doomu moodu bii ñëw tey lorul njabootam lorul soxnaam lorul ay xaritam rolu toute une nation il faut que ñuy fagaru moo gën faju bu fekkee amu leen appareil yu sophistiqué yu mën a détecter maladie bi dès l'aéroport exiger leen ay bulletins d'analyse loolu mooy dëgg encore une fois nag état bi Aly Ngouille Ndiaye jëlal ses responsabilités bés nag bu demee ba jàngoro bi ëpp ñu loxo yàlla bu mu am na ngeen xam ni vous êtes tous coupables tout le monde encore une fois nañu bàyyi xel ci danger bi nga xamante moom moo am ci maladie bi bu leen di ragal di jël ay décisions quand il le fallait bu leen nangu lu ñu mel vous êtes là pour nous protéger da ngeen fi nekk pour di ñu assister dañ leen fa pour ngeen ñu aar donc prenez vos décisions prenez vos responsabilités quand il est temps mbokk yi maa ngi jégalu nag il fallait que ñu wax ko ngir expliquer leen nag li nga xamante ne tey jii moom mooy danger bi nga xamante ni mi ngi raam te bu demee si ñàkk ba dafa gaaw bu fa amee kër dafa gaaw a jóge moo tax nag may artu encore une fois kilifa diine yi nañu waxtaan ak nguur gi ba jël décision li nga xamante moom mooy intérêt réew mi encore une fois lépp luy événement religieux ñu ajandi ko parce que bu ñu dee ba ngeen dee ba am courage ne dañuy annuler aju Màkka 2020 wala ngeen mën a am courage ne dañuy reporter appel 2020 dañuy reporter màggalu Kazu Rajab 2020 dañuy reporter Dakar 2020 dañuy reporter ziara annuelle 2020 dañuy reporter défilé 4 avril 2020 ay courage la laaj wa illaa nag mu nekk ñame yàlla ragal alkaati mbokk yi maa ngi jégalu bu baax di ñaanal sénégalais yëpp jàmm kilifa diine yàlla na fi yàlla bàyyi te ñu ànd ak wér yàlla na yàlla sàmm njabootu Sénégal yëpp ak fépp fu sénégalais nekk ci àdduna bi yàlla nañu yàlla musal si jàngoro bi yàlla nañu yàlla may wér gudd fan bu baax a baax mag yi nga xamante ne ñoom la jàngoro bi gën a yeppit yàlla na leen si yàlla musal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen ziyaar ngir yombalal leen ngeen mën di jot information bu wér te wóor ci anam yu mu gën a gaawee loolu tax na Sénégal Actu gën a joyantiwaat application bii di Sénégal Actu ngeen mën ko télécharger ci Google Play wala Play Store rek xibaar dootu la rawati di nga bokk ci ñu koy njëkk a am mën a bouger ak moom en toute liberté ndax rek mooy application bu lay informer lu jëm ci wàllum économique politique santé culture sport people maanaam daal bàyyiwul dara application bii télécharger ko daal mooy lu wóor